ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل لما سما من Assalamu alaikum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp di leen souhaiter une bonne et heureuse année 2021 gis nañu nu ngeen ñuy jappalé ci chaîne bi ni ngeen ñu topé ba lu ñu duggal neex na leen ngeen diko sétane di ci bekk ñun tamit ñu ciy bekk ngeen di ci jang ñun tamit ñuy jang ci yeen ndax seeni commentaire ak seeni suggestion ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax di leen ñaanal atum 2021 mi nga xamné ci lañu dugg doon at mi ngeen doon xaar ci walu xéewal ci walu wërgu yaram ci walu réalisation ci seeni projet ak yépp ñu ngi leen di ñaanal loolu yeen internet yi nga xamné yéenay top Texcom TV Bamba tay nak dañu ñëwoon fi ci dëkk bu ñu naan Fadial nek dëkk ciosan bu mag ñu ñëwoon set ci fi PDG wu groupe Maxer Kër Bamba muy ko xamné day def liggéey bu am solo ci walu informatique di def ay formation ci gox yi ak gox-goxaan yi di xeex bu baax pour mbirum informatique law ci école yi ci Sénégal waaw top leen ñu xamna ni dal tay waxtaan wi dina am solo lool yeen ñi am seen mbégte di top seen chaîne Texcom TV Bamba tay ñu ngi fi ci Fadial plus précisément siège social bu Maxer groupe Maxer nga xamné day yëngu ci walu informatique digital numérique di jappalé bu baax ndaw ñi ak jigéen ñi pour ñu xam touti ci walu informatique comme niñ ko waxé nonu légui ñu ñëwoon fi nak tay di am waxtaan ak PDG bi sëñ bi ñu bayyi la nga présenté wu. assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Man la Aliou Dione mané ci bop liggéey bi di groupe bi ñu tuddé Maxer Kër Bamba di magal gi général service informatique pour tous de Digital Learning Academy Kër Bamba waaw nek fi ci Fadial di yëngu ci walum digital lepp lo xamné mbirum numérique la dem ci walu formation bi jërë ngeen jëf. waaw sëñ Dione ñu bëggoon xam rek lan mo motivé won création wu Maxer Kër Bamba bi. waaw jërëjëf sëñ Massamba ci laaj bi maa ngi ciy am mbégte bu baax lii motivation bi dafa fekk ni man dama nekkoon dongo ci benn école universitaire boo xam ne dafay former lu dem ci wàllu digital nekkoon ci Ndakaaru fu ñuy wax Sacré-Cœur 3 ba ma nekkee foofu ñu may tàggat ci wàllu numérique boobu yàgg na ndax atum 2001 la woon dem 2002 ka nga xam ne moo nekkoon njiitum maanaam daara joojee di Isaac fekkee mën naa ko tudd nekkoon ku motivé wu ci wàllu entrepreneuriat bu ñu toogoon di waxtaan ak moom ci loolu la ñuy xel di soññ bi yàlla dogalee ñu dem ba formation bi toll fu mu war a toll ñu jox ñu suñu lijaasa ñoom it école boobee di université bi muy Isaac jël nañ ma di ma defal stage pour ma nekk formateur ba ma ca noppee xëj na gis nañu ni war naa ànd ak ñoom ci liggéey boobu ci lañ ma dugal ci biir personnel bi ma nekk formateur foofu nag mbir mi fa la ma dikkee ma am yëg-yëg ak mbégte fas yéene di ci dox ba ma demee ba jamono 2004 ci boppam ma commencé di am li ma ciy xalaat daal ci wàllu woowu mu dem ci wàllu communication yàgg doon la ma bëgg naka noonu nag laay xalaat ba benn guddi ci Sacré-Cœur 3 koñu boulangerie jaune bi je me rappelle bien l'idée m'est parvenue de là-bas ma daal di ne màggal gi général service ndax Maxer comme sax lañ njëkkoon di wax ma nekkoon nag di ci dox ba jamono yi ma nekk nii mosuma ci toqi wax dëgg gëmoon ko lool nag ndax li gënoon tax bi ma ci duggee mënatuma dellu gannaaw muy baatu màggal bi ma ci dugal te ma xam ni Serigne Touba itinéraire bu mu def lu muy gudd ak jafe-jafe yiñ ci ràññee yépp ndax ñun ñoo ko jàppee jafe-jafe waaye Serigne bi sax jàppee ko jafe-jafe jàpp naa ni màggal gi rek la mos a woote ndimbal ne kaay leen sant le ma sama borom kon xam naa ni bind na ko ci téere yi bind ko fépp ci xaside yi ba ma jëlee màggal jooju nag dugal ko ci service bi laa ne amatuma droit toog ma commencé jàppee ko mu ab jaayante ba fii ma yegsi nii waaw. waaw léegi ci biir formation yi nga xam ne yéen a ngi koy offrir yan zone ngeen ciblé.
waaw maanaam la couche ciblée fekkee mën naa ko tudd damay jiital la communauté éducative ndax dañoo toll ci siècle boo xam ne dafa changer tur bi tudde ko l'école nouvelle wala l'école digitale anglais bi sax dem di ko tuddee DigiSchool mu mel ni cette école nouvelle là lay mën a tax muy dox di doxal mooy d'abord dafa am ay support am ay médium maanaam ay jumtukaay yoo xam ne ñooy mën a tax njàng mi ak njàngale mi jaar fu mu war a jaar ci l'école nouvelle ñu tuddee ko l'école digitale mu dem ci wàllu ordinateur ak yi demee noonu ak dérivé ak les services n'est-ce pas associés kon loolu bu fekkente ni dañoo war a liggéey ci loolu dañuy jiitu former maanaam la communauté éducative muy élèves yi muy jàngalekat yi muy personnel bi ba ñëpp mën a jëfandikoo jumtukaay boobu ci nu mu gën a jaare yoon ci nu mu gën a xarañe bu ko defee njàng mi ak njàngale mi dem ci wàllu digital bi dama jàpp ni kon dinay daal di jaar yoon nu mu war a doxe ndax loolu tam ñuy gërëm le gouvernement du Sénégal ci politique de l'éducation bi prôné université virtuelle kon l'université virtuelle sëñ Massamba boo ko waxee sa xel dafay dem ci petite section virtuelle li may faral di wax ndax l'éducation est une question de processus am fu mu tàmbalee am fu muy jëm kon suñu bëggee dëgg université virtuelle faw ñu tàmbalee ko ci racine bi mooy la petite enfance bu ma mënee tudd cycle élémentaire sax dama koy tudd moo taxoon ñu jóg nag ne ñun suñu jàppale maanaam gouvernement bi l'état du Sénégal ci wàllu éducation jéggi na yor kere nekk ci classe bi di jàngale dañuy génn foofu waaye dañuy revêtir suñu blouse pédagogique maanaam fabuwaat takkuwaat duggaat ci dans la communauté as tuut lu ñu yor ci xam-xamu digital ñu baaxee leen ko bu ko defee ñu mën a àndandoo dugg ci l'école nouvelle qui n'est plus l'école entre les quatre murs. waaw Max Saer moom communauté éducative bi rek lay former wala mi ngi day jaal ci yeneen couches yi de la population. waaw dafa fekk ni fi mu ne ni suñu slogan bi mooy se digitaliser pour mieux exister loolu boo ko déggee nag xam naa dootul yem ci couche maanaam éducative dootul yem ci communauté éducative waaye dafay dem ci tous les secteurs d'activité nga xam ne tey lépp looy doxal dëgg soo bëggee mu dox nu mu war a doxee faw digital am ci wàll wala sax digital saytu ko moo tax amutu benn secteur boo xam ne moytu nañ ko ci li ñuy def fépp foo xam ne daal mën nañ fa yaatal xam-xam ji dinañ ko fa yaatal incha allahu rabbi ndax développement moo laajte loolu boo xoolee entreprise yi administrateurs yi boo xoolee maanaam sociétés yi boo xoolee le gouvernement les états maanaam tous les secteurs ni ma ko waxee rek la ci gën a am solo te dafay dox tey maanaam médium bi support bi digital la kon bu ko defee jamono yi bu yees lañ nekk nu yees ànd ak moom digital bi nag nañu xam ni du une question de soi mais c'est une question de nécessité mënuñu ko moytu ndax jamono loolu la laajte le monde a tourné a changé de face donc il faudra l'accepter cependant lu ñuy wax environnement humain bi ak l'environnement intellectuel lépp dafa daal di commencer am benn maanaam benn changement bu tuuti bu ci nekk ñu war a nangu maanaam transition boobu nag du mythe boo xam ne ku ne mu ngi ciy wax waaw mënuñu jékki-jékki def école digitale mënuñu jékki-jékki def enseignement numérique déedéet di moment que nga jël sa téléphone mën a woo nit mbaa nga dugal sa WhatsApp mbaa nga dugal sa Facebook mën a wax ak waa États-Unis léegi won leen ci li nga nekk xam ci lu ñu nekk loolu bi nga yol Telegram bi mënoo ko woon raison bu ñu bàyyiloo ay Telegram ak ay télécentre ak yi demee noonu yaakaar naa loolu kenn gis na ko ci réew mi waaw kon loolu nangu nañ transition boobu pourquoi pas au niveau de la pédagogie de l'école dañuy fabbu rek xam ni loolu moom li ma waxoon rek le téléphone portable digital mooy vecteur bu gën a gaaw pour loolu te kenn ku ne yaa ngi ko yor di ko jëfandikoo kon nañu gëm ne rek transition ñëw na war nañ ko mën a def am na ci yeneen yoo xam ne nag buñ fa mënoon xuus
dinañ ko mën a waxtaane waaye ci lu gën a teera lu gën a lu yegsi ci ñëpp daal nga xam ne tout le monde en est bon accessibilité mooy que ni élève bu nekk classe ñu wax ko da nga am exposé mbaa ñu jox ko ay questionnaire ñu koy faral di defee bu njëkk suñu jamono da ngay dem nga seet une personne ressource buñ la laajoon tey la date de création n'est-ce pas de la commune de Nguéniène par exemple maa ngi ci zone Nguéniène wala yeneen commune da ngay dem gis des personnes ressources yoo xam ne amaana saytu nañu at moomu waaye léegi nag loolu dafa gën a yomb ndax lu ñuy wax les moteurs de recherche ci wàllu digital muy mel ni Google ak wala Wikipédia ak yeneen juste que da ngay tapé question bi mu jox la ay réponses kon loolu dafa mel ni dafa gën a doon dafa gën a yaatal accessibilité bi ci gàttal kon dafa mel ni lu jafe woon sax dafa mel ni dafa gën a yomb effectivement te noonu la kon loolu vraiment damaa jàpp ni war nañ ko mën a exploiter. waaw effectivement. waaw loolu di ma jox rek ma ñëwaat ci. loolu di ma jox rek ma ñëwaat ci benn question mooy problème mu connexion bi ak connectivité bi parce que am na ay zones yoo xam ne peut-être c'est des zones qui ne sont pas couvertes ak yooyu quoi est-ce que foofu duñ fa am ay obstacles ak yooyu. waaw loolu maa ngi ko doon wax ci benn spot bi ma defoon man ni ñaari mbir xew la question de la connexion et la question de la connectivité am na zone yoo xam ne boo fa demee sëñ Massamba amuñu électricité kon loolu problème connectivité ñëw na am zone yoo xam ne boo fa demee am nañu électricité waaye réseau couverture réseau yeggul foofu kon problème connexion am na weneen mbir yi itam ñëw nekk une question majeure muy des fois mu am noo dem nu mu demee pour nga am aussi passe connexion bi mën naa jafe ci wàllu njëg bi ndax lépp dafay laajte moyen waaye loolu yëpp nag dañuy delluwaat rek di gën a maanaam encourager état di gën a maanaam encourager le gouvernement ci ay perspectives yu muy jël ngir wax dëgg fa yàlla toogul ñoom ñu ngi liggéey ci loolu dem ci wàllu électrification rurale bi ñu jéem ko topp bu baax a baax ci wàllu technique panneaux solaires yeeg yooyu loolu yëpp jàpp naa ni dinay dem ba les endroits les plus reculés du Sénégal mën nañu dem ba dootuñu am problème mu connectivité les services aussi ya nga xam ne ñoo saytu wàll woowu mel ni la Sonatel ak yi demee noonu ñoom tam ñoo ngi leen di jaajëfal wax dëgg fa yàlla xanaa ñu gën a yokk rek gën a góorgóorlu ci maanaam distribution bi gan ko yaatal ba nga xam ni couverture bi day mën a dem fépp électrification bi aussi day mën a dem fépp ba nga xam ni question bu gënoon a perturbante ci ay jamono ci ginnaaw muy la culture digitale en zone rurale est-elle possible yaakaar naa loolu tey nekkatul question parce que ñun ñoo ngi fii à Fadial zone rurale la waaye ñoo ngi fii def maanaam loo xam ne ci wàllu digital ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi jéem a jàppale ndaw ñi ci wàllu woowu ak les personnes au besoin loolu tam ñoo ngi ci bu baax a baax waaw. léegi en termes d'impact c'est-à-dire de résultat est-ce que jàpp nga ñaata nit nga formé depuis bi ngeen commencé ba léegi. waaw bu fekkente ni ci wàllu woowu la nañ mën a wax ni ñun dañu ciblé woon ñaari commune ren muy commune bu Nguéniène ak commune bu Ndiaganiao bu ñuy def projet bi nag dama waxoon bu ñuy ciblé commune bi dañuy xool les endroits électrifiés maanaam dëkk boo xam ne am na collège ba pare collège bi am électricité supposons noonu daal laa ko xalaate woon yàlla mayuñu nag kenn ci suñu àndandoo yi di Bougar Diouf nekk opérateur économique ci Ndianda ñu waxtaanoon ci wàllu woowu bokk na ci njëkk a génne Maxer sax ñu dem defi formation Ndianda formation boobu yàlla dogal ñu man ci affiché benn chiffre bu dem ci maanaam 106 su ma juumul 106 maanaam ñoo xam ne formé nañ leen ci wàllu élèves yi ak enseignants yi bu ñu jógee foofu dem nañu ci goxu Nguéniène ànd koog monsieur le maire Maguette Ndaw
moom itam di ab jàmbaar joo xam ne ci wàllu éducation wane na ko ñu def foofu liggéey joo xam ne aussi wax dëgg fa yàlla askan bi yëpp rafetlu nañ ko foofu tam am nañu benn chiffre bu dem autour de 106 côté boobu waaye bu ñuy jël Ngéeñeen dañuy jëlaale Mbodiène jëlaale maanaam Fadial muy suñu première rotation bu ñu xoolee ci xayma yaakaar naa am nañu lu dem ci ay 200 et quelques yoo xam ne formé nañ leen ci lañ defaat encore replié wu fii ci Fadial boole ko ak Njagañaaw aussi commune ba ànd koog monsieur Gana Ñing ñu mujj fa am lu dem ci aussi 100 yi teg nga xam ne formé nañ leen di ay élèves étudiants ak ay professeurs enseignants même les femmes au développement ñoo ñëpp bokkoon nañ ci formation bi loolu nag benn gis-gis laa ci amoon mu dama waxoon dañuy njëkk a jóg xeex ci lu ñuy wax désenclavement numérique waaye itam prôné lu ñuy wax la démocratisation de l'outil informatique. maa ngi la doon waxu léegi waxu démocratisation de l'outil informatique maanaam ñëpp man ci tolloo yem ci gàttal ku nekk Congolemi ak ku nekk Gelor ak ku nekk Almadi ñi bokk ci yem ndax yëfi réew mi la te kenn ku ne da ngaa bokk ci réew mi désenclavement yi itam mooy doon loolu rek ndax ki nekk Gelor bu ko jotee ki nekk Almadi jot ko kon ki nekk Gelor amatul un enclavement numérique kon c'est désenclavé maanaam dindil nañ ko lépp loo xam ne maanaam barrière la woon pour mu mën a egg si ci maanaam la nga xam ne mooy digital bi mooy numérique bi waaw kon loolu bokkoon na sax ci loo xam ni moo ñu gënoon a motiver pour ñu mën a dugg ci goxaan yi roq yu gën a maanaam sori ci dëkk bi sax maanaam ñoo ngi xaar pour mën a yegg si foofu ndax loolu mooy suñu objectif premier mooy suñu vision fexe daal ba maanaam xale yi maanaam ñu former leen ci culture digitale former leen ci lu ñuy wax cyber citoyenneté loolu aussi dafay am solo trop ndax àdduna foofu la toll bëggatuñu tey l'enfant de Fadial di am complexe par rapport à l'enfant des États-Unis parce que l'enfant des États-Unis ganuñu nekk à l'aise il y a rien de différence entre bon vraiment ki nekk Fadial ak ki nekk États-Unis amul différence bon je ne vois pas donc il faudra ñu wax leen ni c'est le moment de se décompresser waaw décompression boobu nag moom la ñu gën a bëgg a def sax ci bopp xale yi ñu xam ko bu baax a baax a baax kon loolu yëpp bokk na ci liggéey bi nga xam ni wax dëgg fa yàlla culture numérique en zone rurale dootul nekk une question vraiment boo xam ne dafay taxaw ci plateau du jour dañ koy daal di mettre dans les tiroirs di l'oubliette te jublu ci maanaam lu ñuy wax développement ak changement bu fekkee mën nañ ko waxee noonu sëñ Massamba. waaw tontu boobu moom wax dëgg yàlla am na solo lool léegi nag man dama bëggoon a xam tamit liggéey bi man li ma dégg nii nga wax ko nekk na liggéey bu yaatu parce que daanaka tournée nga def mais ci biir liggéey bi da nga am ay partenaires yu lay jàppale wala nan nga ciy demee. waaw jërëjëf sëñ Massamba waaw partenaires yi day xam nga partenaire moom mooy ka nga xam ne dafa formé benn tënc ci yow maanaam ka nga xam ne daal ci la nga nekk ñor na ko yemul ci nag di wax waaye dafa ànd ak yow di jëf ci loolu nga xam ni côté boobu le ministre de l'éducation nationale su ma ko jëlee par exemple mu nekk partenaire public bi may def sama lancement à Nguéniène moom dafa délégué maanaam directeur u maanaam semaine bi mu ñëw xam nga loolu encouragement mënta weesu loolu ba mu ñëw tam mu waajal ko bu baax ci wàllu ndimbal ak yi demee noonu ñu koy rafetlu bu baax te de passage ñu koy saluer moom Mamadou Talla liggéey bi ñu koy rafetlu bu baax a baax te gën a am yaakaar ni nag njàng ak njàngale wax dëgg fa yàlla ñu ngi gis ni dina gën a am maanaam lu kawe waaw ndax gis nañu taxawaay bi yi demee noonu xam nga bu fekkonte ni dama ne ci loolu te kenn ci samay kilifa maanaam wanewul ni liggéey bi ñor na ko kon amaana mën naa sawar la waaye yenn saay mën naa tiit waaye bi nga xamante ni kenn ci acteur de l'éducation aussi muy Sawru Sène jiite syndicat SAEMS
wax dëgg fa yàlla waxtaan ceeg moom ci loolu ñu waxtaan ñun ñett lépp ba daal nekk loo xam ni ñoom teel nañ ko seen bopp. ministre da ko ne monsieur Dione lu muy def man lay dimbali ndax Sénégal yëpp dama ko war a sillonner ñu former la communauté éducative ci digital kon ci sama tool la nekk man ma def lu dul di ko gërëm di ko sant mu ne calendrier bi xat nag waaye dinaa fexe ma ñëw d'une autre façon maanaam yebal nit noonu la def mu yebal kenn ci ay ndawam mu ñëw fa teewee ndaje mi gis lépp moom tam ci la wax ni dëgg-dëgg lii moom dina neex pour ma defal ministre compte rendu ndax ministre lii rek lañ soxla kon loolu partenaire ngi noonu monsieur le maire ci boppam partenaire la public monsieur Boucar Diouf partenaire privé le maire de Ndiaganiao aussi partenaire public la ndax ñoom wax dëgg fa yàlla boo bëggee yegg si ci gox yi ci nu mu gën a gaawee jaaral ci ñoom ndax dañu ne gëtt moom boo ko bëggee jekku da ngay jaar ci sàmm ji te ñoom ñooy sàmm gëtt yi kon loolu am solo la bu fekkee nag wàllu partenaire privé la moom mën nañu tudd Sonatel Academy daaw depuis daaw ñoo ngi liggéey ensemble nga xam ne facilitateur la mooy Abdou Karim Gueye moom moo ñu dimbali ci loolu yëpp dem ba décroché partenariat boobu waaye yemul foofu dem na ba décroché encore beneen partenariat ñu mën ko tuddee AD Santé Service AD Service Centre waaw ñooñu aussi wax dëgg fa yàlla ñu ngi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax a baax bu baax lu mel ni aussi télé école ñoom tam wax dëgg fa yàlla gis nañu ni ñu ngi ciy jàpp bu baax waaw ñun dañoo dem ba gis ni ñii ñoo ngi ci sonn ci liggéey bi surtout journée bii nga xam ne sur journée bii ñu jógee muy bés waaw journée d'excellence bi ñoom wax dëgg fa yàlla def nañ ci lépp waaye li ci gën a neex nag mooy université bi ma loon noonu ci njëlbeen muy ISEC te moo ma formé ñoom daal ñoo jëloon kilifteefu bés bi waaw nga xam ne prof bi ma njëkk a formé en informatique devenu maintenant le directeur de l'informatique de l'ISEC muy monsieur Fall Yankhoba moom moo ñëwoon waaye keroog nag nee na gis na mbégte mu kawe ndax ki nga formé bu demee ba dem en zone rurale nekk benn Baye Fall joo xam ne bëggut lu dul maanaam Serigne Touba rek wax dëgg fa yàlla waaye bëgg numérique nag bëgg aussi le start-up waaw muy dem ci wàllu entrepreneuriat ñu bëgg ko lool waaw mu ne ci suñu xol loolu yëpp nag nekk na ay émotion yoo xam ne ay pas-pas yoo xam ne ginnaaw bu ñu ngooyee ci Serigne Touba def ñu ko gën a jekk-jekkal ba mu jekk mu gën ñu ko teel bu baax ñu ciy dem baal mu ciy dem noonu la demee daal macha allah waaw kon mu ngi noonu. voilà parlant de start-up xam nga fii nii au Sénégal entreprise yi tamit du ñëpp ñoo outillé quoi du personnel bi yëpp ñoo outillé est-ce que jàppoo ne aussi war nga xool les petites et moyennes entreprises defal leen yenn proposer leen yenn formation yi wala yooyu pour jàppale leen aussi. waaw une très bonne question Khady Massamba yàgg naa xalaat ci loolu te maa ngi ciy xalaat continuer di ci bind xam nga damay toog ma gis kenn koo xam ne dem na ba am bac nga ne ko looy def mu ne la waaw man de def ma dara nga ne ko lan nga fan nga yem mu ne la am naa bac nga ne ko loo mën a def mu ne la ah man de bac S laa am ah man de bac L prime laa am may faral di naan toujours c'est pas la réponse waa léegi loolu war na doon un point d'interrogation bu ñu teg ci taabal bi ñun ñëpp les parties prenantes ñu waxtaan ci bu xool ba xam ndax xele bi nga yor ci juróom benni at téye ko di ko bindaloo di ko tariloo di ko bindaloo di ko tariloo mu dem ba am fukki at ak juróom-ñett boo ko nee wala léegi yow de ci juróom benni at laa la yoroon indi naa la ci fukki at ak juróom-ñett ana loo mën a def mu ne la xanaa bind ak wax loolu tam war nañ ci mën a xalaat kon ana lan la ñuy inculper ci xale boobu bu muy am juróom benni at ba dem ba toll ci fukki at ak juróom-ñett pratiquement parler lan la mën a def en réalité. mu mel ni problème mu savoir-faire quoi. Merci. Le savoir-faire là qui manque maintenant à l'individu, mais attention, est-ce qu'on avait vraiment réfléchi sur ce que l'on peut appeler environnement humain? Là, c'est extraordinaire.
et comment on avait organisé nan la ñu waajale xale boobu pour mën ko saytul son environnement humain, son environnement mental, son environnement professionnel. loolu yëpp nekk loo xam ne tey war nañ ko teg ci kaw table bi di ci waxtaane ndax dañu war a continuer ci méthode bi nu yor nii nga xam ne écrire et parler ñu baal ma ci terme bi moo ëpp lu ñuy def. ana nan la ñuy dugalee le métier, n'est-ce pas, du 21e siècle dans le cursus scolaire. xale bi mais na jàngale mécanicien, na jàngale mécanique autant pour moi, na jàngale menuiserie, na jàngale plomberie, na jàngale électrification, na jàngale codage, na jàngale maanaam le domaine du bâtiment, na jàngale loolu mu magale ak moom mu nekk un processus de formation. jàpp naa ni loolu bu amee xale bi dootul dem ba am bac non seulement mu am problème d'orientation, léegi nag mu delluwaat nag war a def manœuvre ji. kon léegi lu mu jàngoon maanaam giir googu mu duggoon école ci juróom-benni at ba fukki at ak juróom-ñett ana résultat bi kon y a problème. loolu war nañ ci mën a waxtaan bu baax a baax. les nouveaux métiers ku ne xam na ni 21e siècle indi na yooyu ndax am na ci yoo xam ne loolu léegi nekkatul su yeboon ñu maa ngi déglu kilifa ji keroog di wax Mary Teuw Niane excellence mu ne fii ay at yu néew dinañ xool maanaam master yoo xam ni du ñu répondre à la commande sociale dootuñu ko fi topp di ko jàng dootuñu ko jàngale. effectivement wax na dëgg kon loolu yëpp mën nañ ci xalaat gën ci waxtaan fexe ba former l'enfant à partir de 10 ans au moins l'enfant am lu mu mën. sëñ Massa xam nga ce qui s'est passé avec le groupe Maxer buñ la boo nekkee CM2 les élèves de CM2 ñoom def naa leen des assistants de direction. est-ce que. waaw parce que maîtriser nañ l'outil au moins bon dugg nañu quoi ñu ngi ci biir léegi inside now you understand what I say. ok voilà ñu ngi ci biir léegi kooku tey boo élève de CM2 boo ko joxoon tey service lu mel ni ay traitement de texte ay wari ay la petite comptabilité yaa ngi dégg ak le module Excel yaa ngi dégg mu commencé defal la des feuilles de calcul defal la ay tableau yaa ngi dégg maanaam indil la ay balance indil la n'est-ce pas tableau le tableau croisé dynamique xeet yooyu en classe de CM2 oui ça et là on a fait ça les professeurs lors de la journée d'excellence numérique bëggoon nañ def démonstration numérique mais puisque aussi temps bi moo ñu xawoon a yóbbu c'était le seul malheur que mënuñu woon dugg foofu booy ñu ngi leen di jàngal Scratch oui programmation yaa ngi dégg mu mën a commencer créer ay solutions informatiques vous avez compris donc dootul nekk une question de d'écrire et réciter parceriser non vraiment ñun dañoo jàpp ne nekkutuñu foofu dama ne les enfants cëm leen ngeen defal seen bopp la constructivité du savoir dem leen là où se trouve le savoir commun essayez ngeen jël li ngeen bëgg ci xam-xam bi ndax kenn moomutu ko c'est le savoir de l'ingénieur, le savoir de l'administrateur, le savoir de vendeur de poissons, le savoir du cultivateur, le savoir de l'élève, le savoir du tailleur, le savoir de tout le monde. ñëpp ko bokk parce que da ngay ñëw ci maanaam plateforme bi nga dugg les moteurs de recherche li ci ëpp loo leen laaj lu ci gën a bëri ñu jox la ko tey mënoo toog xale di ko naan jarul nga koy naan les causes de la première guerre mondiale deuxième guerre loolu non les enfants loolu xam nañ ko oui parce que man élèves de troisième yi ma yoroon sëñ Massamba roman boobu ñu ne xaw ma niñ ko tuddee sax programme troisième la ñu ngi koy jàngale ci collège yi xam nga boo demee au collège des fois dina am difficulté pour le professeur mën a def le cours numérique mën na ko am nag ci document livre mais pour mu am ko ci vidéo am ko ci image am ko ci son dina xaw a jafe te loolu yëpp nag maanaam le digital da koy offrir il y a le comportement n'est-ce pas du son de la vidéo de l'image et du texte donc l'enfant mën na jàng le roman à travers l'affichage vidéo à travers le son
à travers le texte à travers l'image te luy gën a neex nag gis nga saa yu toogee di jàng mu mel ni mu ngi ci salon de son papa moom cette notion de prisonnier bu muy jàppee boppam ci biir école bi day dañ donc mu retrouver sa liberté fa lay gën a mën a construire lu mu bëgg. parce que mel ni lu ñu décloisonné quoi. exactement le mot décloisonnement boobu nag mooy tax moom dafay sentir cette liberté là commencer nag di mën a jël lu muy soxla foofu tam damay nañ leen waajal lu ñu naan contrôle parental ci wàllu net bi xale bi téléphone bu mu yor nañ ko paramétrer nga xam ne am na site yoo xam ne mënu ci yegg si te site yooyu aussi mënuñu ko offenser parce que loolu ba léegi lu mën a nekk la dañ koy liggéey rek. yaa ngi def lu mel ne ay pare-feu. les pare-feu mu ngi noonu bu nga xam ni dañuy sécuriser quand même xale bi parce que tam boo ko bàyyee rek ak smartphone bi waaw maanaam environnement la l'environnement digital donc porte yëpp lañ ubbi pratiquement fu mu bëgg dugg day dugg yenn saa yi nag dina dugg foo xam ne du ko arranger du la arranger loolu tam dinañ ko bàyyi xel liggéey bu spécial la nag bu ne foofu boo xam ne war nañ ko bàyyi xel. léegi kon ma delluwaat tuuti l'enfant de CM2 mu am son certificat déjà boo ko waxoon kaay tey nga assistel ma diw ci wàllu administration da koy assister dafay saisir s'il y a erreur machine bi signaler ko ni erreur la di wax ko nii nga war a defee lii mooy suggestion bu baax bi mu jël loolu maanaam type de lettres yi maanaam la gestion de l'administration nga jàngal ko am ci maanaam initiation bi nga ko ci defal la gestion n'est-ce pas de la comptabilité la gestion et la comptabilité mu am initiation bi nga ko ci defal vous avez compris mu commencé am le parfum de ça bëgg bu mu koy bëgg nag mooy tax li des moom moo koy doxal boppam. vous avez compris initiation la léegi nag nga imprégné ko ci loolu parce que cette notion de familiarisation nga xam da ngay fexe ba xale bi bëgg léegi ordinateur bi xale bi jël ordinateur bi def ko voisin def ko camarade am def ko son ami nga xam ne moom bu ko gisul day mel ni dafa manqué quelque chose am na une personne qui lui manque d'accord waaw qui la manque donc yooyu war na mat na bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ñu xam ni jamono dafa def xam nga volte-face ni ñu koy waxee. dafa waaw volte-face changé na kon loolu nañu ànd changé ak moom changement bi nag xam naa groupe Maxer moom jàmm rek la ci gis ndax xale yaa ngi yokku macha allah damay profité wu nag waxaale ni tous les apprenants qui fréquentaient le groupe Maxer que ce soit des élèves de CM2 maa ngi fii Fadial di wax mën nañ ko vérifier képp ku nekkoon ci maanaam salle de formation groupe Maxer di ko fréquenter muy CM2 muy 3e muy bac am nga d'office nga jàll fii laa koy waxee Fadial. ah très bien contrôlé voilà waaw loolu moom am na moom ma ciy sant yàlla bu baax nag xam ne lépp Serigne Touba la waaw loolu la daal waaw. alhamdulilah léegi ma bëggoon xam rek ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan te mu am ci ñoo xam ne bëggoon nañu bénéficier wu ci formation yi nan la ñuy def. waaw Kër Bamba nag lu ci ëpp moom social sax lay dox ndax boo xoolee tournée bu ñu def ren ba ma formé benn chiffre bu dem ci 400 et quelques élèves nga xam ne am na ci ay enseignants maa ngi ko formé à moins de 3 millions bon dama ci citer le chiffre parce que pour wane ni ku xam li nekk séminaire ak formation ak lu mu laaj ñun bu ñu jógee dañoo jóg ngir lëggeel Sëñ Tuubaa lëggeel Sëñ Tuubaa nag mënta weesu nga jël la nga moom nga jox ko askan ji de façon positive nee naa la groupe bi lu muy liggéey bu demee ba askan ji maanaam population bi mënu ci bénéficier wu nañu arrêté. baax na kon Serigne John ñu ngi lay jaajëfal bu baax vraiment entretien bi neex na ma bëggoon rek nga lancer benn appel à l'endroit de l'État par rapport ak numérique bi ak yow liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ak yooyu daal. waaw foofu maa ngi gërëm tam ndax dama waxoon dama koy defal ngërëm spécial muy IEF Mbour 2 ginnaaw bi ma gërëmee les syndicats lu mel ni SAEMS ànd ak seen njiit di Saourou Sène di secrétaire général national bi di gërëm le ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla di gërëm wax dëgg fa yàlla Abdou Karim Gueye mi nga xam ne lépp moo ñu ko yombalal dem ci wàllu Sonatel Académie dem ci wàllu AD Center ak suñu jigéen bi sama assistante personnelle moom moo nommé boppam nee na mooy sama assistante personnelle muy soxna Maam Awa Diop
de passage may ñaanal yaay ji ci boppam yaay ji dafa bëgg maanaam liggéey bi ñuy liggéey muy yaay bàjjan da ko bëgg journée bi dafa waxoon day ñëw te daanaka dugg na romb na sax 3e âge xanaa ñooy maslaa moom rek ba mu toog mais dafa waxoon day ñëw toog assister liggéey bi kon état bi su may wax ak moom dama koy naan nanu gëm ni lay defar maanaam l'école bi mooy que ni lii nga xam ne taxaw na ci jamono tey di digital nañ ci teel te nañ ci gaaw te nañ buñ ci moytu dara. Vraiment la politique n'est-ce pas de en tout cas de l'université virtuelle wax dëgg fa yàlla gis nañ effort yu mu ciy fournir loolu tam c'est à saluer de passage wax ne rek ñun ñëpp ay acteurs lañu donc kon ñun ñëpp ciy jàpp daal bu ko defee xëj na jàpp naa ne daal lu ñu bëgg dinañ ko am incha allah bu soobee sëñ Tuubaa waaw. kon sëñ Aliou Dione ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci dalal gi nga ñu dalal fii tey ci Fadial kontaan lool tamit ci waxtaan wi ak réponse yi lépp leer na waaw mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen tamit ci seen teewlu te di leen jox dig daje ci beneen émission jaa ngeen jëf.